je vous le dis, vous êtes en train de jouer avec le feu. Ce pays en a marre. dama ne ñu nekk tribunal dañu xoolaat seen taxawaay parce que nag dafa am ñu ciy bokk dañuy juum di jaawale ñu ci bëri dañuy jàppee seen bopp ay magistrat ñoom lu ñu jàpp mooy daanaka ñoom lu tubaab di wooye intouchable mooy ñoom kenn du leen laal dëkk bi nga nekk sëriñ dinañ la laal nga nekk politicien dinañ la laal nga nekk homme d'affaires dinañ la laal nga nekk professeur agrégé dinañ la laal wante nga nekk magistrat kenn du la laal daanaka lépp lu fi am ci Sénégal ci ay magistrat ñoom duñu def benn ñaawteef ñoom duñu dëpp kees ñoom duñu signé ay faux papier ñoom duñu jël xaalis ñoom duñu xool jabaru jàmbur ñoom duñu def dara ñoom daal ñoom macha allah ñoom daal ñoom ay wëriw lañu ñoom def ñu dara ma bëgg nag wax jooju ñu teg ko ci suuf fii menace amu fii luñ fi woote tey mooy fulla ak fayda parce que nag lu ëpp tuuru mercredi le 10 novembre damaa fas yéene dem tribunal parce que dama nekk citoyen sénégalais te man maa sàkku ci justice ñu àtte ma mais biiralaat lu ma fi wax dama ne juge boobu bu ñëwee Serigne Bara Gueye maa ngi koy jaajëfee parce que man damay xool nit mën naa xàmmee di ràññee kon maa ngi koy jaajëfee wante ñu fa toogal état du Sénégal xam nañ seen bopp moo tax dama ne procureur boobu ñu koy woyee Serigne Diaby du noonu moom comme nee na day jël këyit gën a communiqué di wax ne ni que Barthélémy Diaz moo ko doon xam ne ni que day ñëw tribunal le 10 novembre waa bismillah maa ngi ñëw tribunal le 10 novembre yow nag bàyyil di jël ay substitut nga leen kaay leen toog yow kaay toog yow da ngay ñëw toog ma ñëw toog comme ne da nga may àtte ma xam lan nga fiy àtte lan ngeen di fi àtte da ngeen toog ngeen ne man Barthélémy Diaz da ngeen di ma topp ndax lan damaa yoroon gànnaay te gànnaay boobu daanaka dama ko yor wante yoruma këyit pour yor gànnaay boobu te wax jooju dëppwul ak dëgg yéen waa presse maa ngi sàkku ci yéen ngeen dem ci Google ngeen wut ci Google ngeen dem su leen neexee ci site internet bu ñuy wooyee parce que foofu laa ko jëlee ngeen jëlee ko ci këyit bi nii mooy këyitu bii moom dama ko jëlee ci leeral.net date bi mooy le 22 août 2011 kii mooy laata fusillade bi di am parce que fusillade mi ngi am décembre 2011 kii août 2011 la woon ni ñu nii le 22 août 2011 ngeen xool décision de la Cour suprême Ousmane Ngom moo fi nekkoon ministre de l'intérieur doon ma jaay doole jóg bés woo waa DST mooy direction de la sûreté du territoire moo fa na mag bu baax moo fa newoon ñu koy woowee commissaire Abou Diop ñu koy jox wàccuwaayam au passage mu woo leen ne leen Barthélémy Diaz bëggatuñu Barthélémy Diaz am këyit bu koy may sañ-sañ mu am feneen parce que ñoom dañu namoon ci man mooy luñ fi gisoon ci mbiru Talla Sylla wante nag comme ñoom dañu xamoon tamit kër bu bëri xaj ñu ne ah waa ji pour ñu mën a jot ci moom foog lépp lu mu yor ci ay gànnaay nañ ko jël ci moom ñu def lu ñu def waa DST ñu annulé suma permis de port d'arme man ma jël décision bi ma attaqué ko Cour suprême moo may dëkk Cour suprême ne Barthélémy Diaz bii di homme politique di opposant jël na fetalam fii ci benn armurerie na ngeen ko delloo permis de port d'arme naka ngeen mënee toog tey ngeen ne man da ngeen di ma topp ci benn dossier ngeen taxaw fii di nekk man damaa yoroon gànnaay te yoru woon autorisation pour permis de port d'arme wax jooju dëppwul ak dëkk ñu ne waaw mais Barthélémy Diaz dafa yoroon ay yeneen gànnaay mais dama ne ku bëgg a lépp na nga lépp nous sommes en pénal lii pénal la pénal amul léeboon pénal da ngay ne Barthélémy Diaz yow yaa def lii yaay indi preuve ne lii yaa ko def ni nga ko defee fii nga jaar bu def ko fetel bu ma fi jot wax naa ko 9 millimètres la woon xam naa fu ma ko jëndee jox naa leen facture jox naa leen lépp demoon nañ sax ba bëgg sax tëj armurerie bi ndax jaay tamit doole fetel bi ba tey mi commissariat central ñu ngi sûreté urbaine ñoom suñ taxawee tey ñu ne man maa rey Samba Boy boobu ñu doon woy Ndiaga Diouf ñoom nañu génne fetel bu rey xale bi te nañu génne les preuves wane ne que man maa rey nervi boobu
mais c'est trop facile taxaw fii ne ma non gànnaay boobu da nga ko sànni géej gànnaay boobu da nga ko dugal sa suufu lal gànnaay boobu dama ne ku bëgg a léeb na nga léeb ku bëgg a fooy sa xel na nga fooy sa xel man léebuma man fooyewuma suma xel te lu may ñaawlu ci lii je le répète mooy instrumentalisation de la justice dans ce dossier bi mën naa juuma wante ku ko nar a àtte maa wax mën naa juum mais je pense que kooku waajuram bu jigéen juddugul waaw parce que dama ne munoo bëgg a àtte dossier bu mel ni fusillade de Mermoz Sacré-Cœur te amul benn nervi bu fi toog amut mais yéen génnaat nañ vidéo yi jour boobu bu ñuy ñëw fii ci buntu mairie bi nee nañu ñoom gendarmerie bi nee nañu ils ont ramassé 77 douilles yéen xam ngeen 77 douilles ñaata chargeur si ñu xam fekkal kooku naka la benn nit moom kese di génn ci mbedd bi di moom kese rek muy fet di tir nii moom kese rek 77 douilles c'est au moins 5 chargeurs xeex bi TFM lu mu wane ci xeex bi loolu bokk matul sax 20% wu xeex bi nga ñëw taxaw tey nga ne da ngay àtte rek Barthélémy Dias ak ay garde du corps wante parti bu fi nekkoon jamono boobu doon ay otom doon essence am génne xaalisam fay ay samba boy comme tey rek parti bi nu mu koy defee même chose ñooñu parti boobu amul benn responsable bu ci dugal loxo kenn ci ñoom def ko te eux tous ils sont encore là vivants tous ñu dem ba ci biir ñu ne bon mais nervi yi ñoom tamit amul kenn ku ci condamné tam leen ngeen xool première instance lu ñuy condamné nervi yi amul kenn ku ci condamné 1 jour de prison ñoom ñëpp dañ leen condamné ay association de malfaiteurs ay rassemblements illicites mais Barthélémy Dias qui s'est défendu dans une institution de l'État au prix de sa vie alors lui il est poursuivi pour coup mortel voilà moom la ñuy topp moom la ñuy poursuivre moo tax ma ne man damaa fas yéene dem tribunal mercredi le 10 wante demuma tribunal pour ñu may fooy ak di ma kokkali parce que affaire bi mi ngi commencé bëgg a ñëw leneen damay dem tribunal pour ñu àtte Barthélémy Dias ak vider dossier bi moo tax may sàkku ci ndaw ñi dama ne mercredi ñun lu ñuy woote Sénégal mooy résistance comme nu ñu woote woon mars résistance moom la ñuy woote waa tey résistance parce que dama ne ku xamul buur dee na nga xam ne ni buur bu tëjee na dépense waaw parce que nag lu ëpp tuuru le 10 novembre ginnaaw suba dinaa dem tribunal wante suñ fa toogee nu ko waxee waa ji di layam di noonu suñ fa toogee di layam yi laa wax man su ko gaañi xamulee ma xamal leen ko man dama nekk candidat élection locale coalition Yewwi Askan Wi ci mairie de Dakar te damay dem campagne yi lu may bañ rek parce que man du ma menacer kenn man damay wax lu may def ku mu neexul tamit na la yàlla may xolu muñ wante lu may def dinaa leen ko wax su ngeen ma woowaatee tribunal après le 10 novembre je ne viendrai plus vous répondre dama bëgg a wax ci leer te ma bëgg tamit parce que je xam naa lu ñu namm ci dossier bi xam naa lu ñu ci namm parce que wax naa ko sànq ci tubaab nee naa ñoom ba ñuy dégg Barthélémy Dias day wuti mairie de Dakar dañuy def seen sondage ñu xoolaat sondage bi ñu foog ne lii ay film la wante dañu xamul ne yàlla mooy buur ñu ne bon mbir bi comme ni la tëddee nañ jéem a xool naka la ñuy accélérer dossier bi joxewul dara ñu ne bon maintenant ñun nañu jéem a xool naka la ñuy jëlee décret présidentiel ñu nommé ci maire de Dakar par décret ndax ñu mën a galgal Barth bañ a nekk maire de Dakar
ñu yuxu dox lu ñuy dox xeex lu ñuy xeex gaa yi jël loolu teg ko ci suuf ñu dawalaat ñu ne bon comme loolu yëpp doxut nañ jéem a xool nu ñu jëlee mairie de Dakar ñuy sayal ko mu bañ amati ñu defaat même chose kaas yuuxu xeex gaa yi tamit jël loolu teg ko ci suuf ñoom nag seen yaakaar dafa tas ci coalition Yewwi Askan Wi ci tànn bu ñu ma tànn pour man ma nekk seen candidat fii département de Dakar mairie de Dakar lu may dëgg man maa ngi déposé suma dossier ci candidature de Dakar maa ngi koy déposé le 4 novembre ci suba si à 8h du matin le 5 novembre ñu ñëw suma kër indi seen këyit bi ku ko xool dina xam ne ni lii ab mbiru complot la papu nervi boobu moom nee na moom jot na këyitam yàgg na moom du ma polémique ak moom parce que kenn musuma dégg ma wax ci waxam wala wax ci doomam wante nag lu ëpp tuuru man tamit dama am ay doom man tamit ma yor tamit ay mbokk yor tamit ay dëkkandoor man tamit ma yor tamit ay soppe dama ne moom xawma chiffre 25 lan lay représenté ci ñoom wante moom dama bëgg moom mu xam ne ni ko doomam nervi la woon te du xaste du saaga doomam samba boy la woon parce que ku bàyyi sa kër nga yëg ci oto jox la 25 000 francs ne da ngeen di dem ci ay kër personnalité politique pour songaleen loolu ab mbiru wëyu la ab mbiru bandi la ab mbiru nervi la ab mbiru mercenaire la beneen bi ñoom bañ may topp man nee nañ ma su ma fayoon sax 25 millions yi daanaka wax jooju sax moom nañ ko fay première instance ma ne man su ma amee 25 millions ma jël ko jox ko waa Empire des enfants wala ma jox ko SOS village des enfants moo ma gënal ma leen di ko jox 25 millions dama gisul lan lañ fi liggéey dama fi gisul lan laa leen def ba man mënoon a jël suma xaalis leen di ko jox ci ndàmpaay Macky Sall bu muy ñëw suma kër ba xew-xew bi am lu mu wax ñëpp dégg nañ ko nee na Barthélémy Dias dañ ko tooñ nee na Barthélémy Dias dafa défendre nee na benn responsable moo fi am mooy état du Sénégal dafa am assurance su état du Sénégal dañ koy woowee agence judiciaire de l' état kon état du Sénégal su tooñee moom assurance am mooy fay kon tey du président Macky Sall mais président de la République ah wax dëgg yàlla nag bés bu ma gisee état du Sénégal di indemniser nervi man nag ma xam ne nag Sénégal nag dëkk bi nag wax dëgg yàlla nag mu ngi dem ci beneen dëkk dem dëkk fa parce que nag nervi bu ñuy indemniser ah sañ na ko naam sañ na ko parce que moom tey daanaka moom tey yaakaaratu ko ci tey yaakaaratu ko ci APR président Macky Sall tey yaakaaratu ko tey ci Benno Bokk Yaakaar daf ko yaakaaree ci lan ci nervi yi mois de mars gis ngeen lu fi xew yéen ñëpp da ngeen di suivre actualité bi big rek gis ngeen lu xew Ziguinchor Ousmane Sonko est un député du peuple c'est un député de la Casamance ça veut dire que l'État du Sénégal n'a engagé aucune poursuite amul benn enquête amul benn arrestation ana kii Marius Sagna song nañ ko fi Mbour xotti ay yéreem toroxal ko gendarmerie ne pat balaa may dee ñu ne la gendarmerie est une institution depuis quand est-ce que la gendarmerie est une institution depuis quand donc loolu yëpp wax leen que tey su ngeen gisee man sax ma xaw a am jàmm tey man Barthélémy Dias parce que gars yi dinañ song gars ñi man wax dëgg yàlla man moom gars yi moom dañu pare ci suma ay bagages waaw dañu pare ci suma ay bagages parce que dugguma politique pour foo ak ñoom te nag ëpp baax na ci laax bu tàng depuis la fusillade man may nañ ma jàmm te jàmm boobu moom incha allah dina continuer parce que man wax naa tribunal lu ma naroon wax tribunal wax naa lu ma def te waxaat naa tamit nee naa lu xewoon ci buntu mairie Mermoz Sacré-Cœur ñu ñëpp dañ ko ñaawlu wante ni ñaanuñu ko yàlla mais loolu bés bu amaatee la woon fa woon ba woon na woon rek
dara du fi changer parce que ñun ñëwuñu politique pour di tooñ ay doomu aadama wante du ñu nangu kenn di ñu tooñ ñun lu ñu ñor mooy Sénégal te Sénégal lu ñu gëm mooy dañ koy waxtaanee dañ koy pencoo mais kenn mënu ko aakimoo ci lan ci génn ay nervi di jaay ñi doole donc mbokk yi xaw ma est-ce que lu ma dëgg ci wolof c'est plus ou moins ramassé. mooy man bi yàlla dogal mu xawoon am ay tolof-tolof ak yaramam moom dossier bi da koy xaw a perturbé wante ñu ngi sant yàlla wante dama am ñetti doom su ma caat ñetti ñëpp juddoowuñu fi caat bi xew-xew bi bu muy am ñeenti at la amoon ñeenti at xamu ci dara ndeysaan muy dem école xaritam yi di ko tooñ ñu koy tooñ di ko tooñ bés ma ñëw fekk ko ci kër gi ma ne ko lan ngay def fii mu ne ma noonu dew ma école mu ne ko tax demoo école mu ne non man dew ma école parce que saa yu may dem école su ma xarit yi dañ may tooñ ma ne ko dañ lay tooñ ma ne ko loolu xanaa lu tax ñu lay tooñ ñu ne man saa yu may dem école papa su ma xarit yi dañ may ne man sa papa yow assassin la raykatu nit la ma xool suma doom ma ne ko sa xarit yi ñoo lay wax lu mel noonu mu ne ma waaw ma ne ko mais kenn la wala mu ne ma ñoom ñëpp dañ may tooñ su may dem sax suñu sax sonné récréation man damay toog ci classe bi du ma génn parce que su ma génnee ñoom ñëpp dañ may topp di ma tooñ di ma ne sa papa raykatu nit la sa papa raykatu nit la ma jàkkaarloo ak suma doom xool ko ci bët ma ne ko yow sa xarit yi ñoom ñëpp xam nañ sa papa mu ne waaw ñoom ñëpp xam nañ suma papa ma ne ko yow est-ce que xam nga seen papa ñoom mu xool ma xippi ay bëtam mu ne ma non man xaw ma seen papa ma ne ko doom jógal te nga dem jàngi école te nga sant yàlla sa bàyyi mooy Barthélémy Dias dama jàngi ma ne ko bés boo màggee di nga gën a am kontante ci sa bàyyi lu mu liggéeyal Sénégal ma ne ko parce que bés di nga xam lu jotoon xew ci bés boobu ci mairie bi ma wan ko vidéo bi mu tiit parce que musul gis ay fetel mu tiit ma ne ko bés bi sa papa su defuloon ni yow tey doo am bàyyi ma ne ko kon nag dama jàngi école ma ne ko ñu lay tooñ di leen ne sa papa ñoom ñëpp xam nañ sa papa comme yow xamoo seen papa rek na nga jàpp ni seen papa yi tekkiwuñu dara Sénégal ngeen déggal ma ci kàddu yi. kon nag mbokk yi dama ne man mercredi le 10 dama fas yéene dem tribunal yóbbu suma doom yi pour ñu mën a ubbi seen bët ñu xam kan mooy seen baay dinañ xam est-ce que seen baay assassin la wala est-ce que seen baay kilifa la buy xeexal réewam buy xeexal démocratie biir réewam moo tax may ñaawlu bu baax a baax communiqué wu procureur général waaye sant Diaby parce que communiqué boobu lu mu wax dëppawul ak dëgg man maa gën a yàkkamti ñu àtte ma wante lu may ñaawlu mooy caaxaan yi ñuy dugg ci dossier bi dama koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla naka lu ñu mën a bëgg a téye benn dossier 10 ans bañ koo àtte 10 ans loolu fu ñu ko teg su ñu waxee suba mooy élection wala su ñu waxee diw dafa bëgg day wut candidat ñu ne waaw dañ lay woo tribunal mais loolu fu ñu ko teg fu ñu ko teg balaa may dee ñu ne waaw il faut respecter la justice mais dañuy respecter une justice qui se respecte loolu mooy dëgg kon nag ñun mercredi nee leen ñu daaneel dama ne mercredi incha allah lu ñuy sàkku ci ndaw ñi mooy na ngeen envahir le tribunal de Dakar ñoo wane seen taxawaay ak seen naxar dama ne mercredi fu ngeen mënti nekk biir Dakar ci gox goxaat yi na ngeen wane seen taxawaay ñun résistance la ñuy woote ñoom nag magistrat yi dama ne may la ñu nekk ñu daaneel ci conférence de presse bi s'il vous plaît dama ne ñu ci bëri ci ñoom magistrat yi ñoom dañ jàpp ni kenn xamu leen kenn leen ràññee parce que kenn xameewu seen kanam mën nañ def leen neex mën nañ wax leen neex
dara du leen ci fekk fa la ñu tuume nag parce que dama ne lu ëpp tuuru dama ne résistance bu ñuy wootee mercredi ci mbedd bi résistance boobu moom laa fas yéene am ci taxawaay ci biir tribunal bi te ñu ma xam nañ est-ce que damay wax wala est-ce que damay waxantu ñëpp lay respecté wante dama ne ce cirque-là il va prendre fin mercredi au tribunal de Dakar Inch'Allah lu leen neex nag def leen lu leen neex def leen su ngeen mënee jàpp leen su ngeen mënee téye leen su ngeen mënee rendi leen wante dama ne si vous pensez que vous êtes en sécurité dans vos voitures teintées vous vous trompez si vous pensez que vous êtes en sécurité dans votre dama ne su ngeen jàppee ñu ne que da ngeen am kaaraange parce que da ngeen nekk ci tribunal nekk seen bureau yor ay garde du corps yor ay gendarme danga du leen ci fekk da ngeen di nax seen bopp yi su ngeen jàppee ñu da ngeen nekk ci ay oto leen dawalal ay waa GIGN ak ay waa BIP leen di escorter danga du leen ci fekk da ngeen di nax seen bopp yi su ngeen jàppee ñu da ngeen nekk ci ay kër yu leen di garder danga du leen ci fekk dama ne da ngeen di nax seen bopp yi te dama ne bu leen taxaw fii di ne dañ leen menacé kenn menacé wu leen dañ leen di wax luy xew mercredi ngeen jàppee ko noonu waaw dossier bi di ngeen ñu lett baa ngeen firi ñu parce que lu ëpp tuuru dama ne man kii di Serigne Bara Gueye ñu ngi jégalu ci nopp bi